بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Le représentant de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Dakar, M. Hashimi, M. Bahrami, M. Vazil, M. Abidi, représentant de M. Vazil, directeur du centre culturel iranien, et aussi nous remercions le chargé d'affaires de l'ambassade d'Irak, Nour Khalaf Atahari, et aussi Cheikh Kounda et Cheikh Mohamed Niam. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامی هذا وفي كل عام. بنده به نمایندگی از سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای حسن عسکری متن قرائت. روز جهانی قدس جلوه‌ای از حمایت همه آزادیخواهان جهان از مردم فلسطین و غزه است. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به روز جهانی قدس مشهور است. این روز به ابتکار امام خمینی قدس سره الشریف بنیانگذار انقلاب اسلامی با هدف حمایت از مردم فلسطین نامگذاری شد و از مسلمانان جهان خواست تا برای کوتاه کردن دست رژیم صهیونیستی و حامیان آن متحد شوند و طی مراسمی همبستگی بین‌المللی خود را از حقوق قانونی مردم مسلمان فلسطین را اعلام نمایند. boo jëlee position bi nga xam ne moom moo la wax mooy ne dañuy topp dundal li nga xam ne moom mooy tradition bi Ruuhullah Musawi sant gannaaw ba nga xam ne taxawal na lii di révolution islamique bi ca Iran. moom da doon wax ne Imam Khomeini mu ne képp koo xam ne combattant wu injustice la ku nekk si ñun bu jëloon benn kaas ataaya nga sotti si ndox ñun ñëpp ñu dox ndànk dem ba biir Israël ku nekk jël kaasu ndox mi sotti ko fa Israël dafay lab ci benn jour. loolu lu muy signifier mooy bu ñëpp boole woon seen force boole seen doole ngir combattre l'injustice koo xam ne jaay na doole keneen ku mu ëpp doole fekk ko ci biir këram génnee ko jël àllam moom mu dëkk ci biir kër gi ba pare teg ci ne ko yow da ngay génn dëkk bi dootoo fi nekk. ñun ñi nga xam ne ñoo war a taxaw ci position boobu tey rek ban responsabilité la ñu am ci buñ ko gisee fii ci Sénégal ak ñu gis ko feneen foo xam ne fu dul Sénégal ndax kat tey mën na nekk ñoom suba mën na nekk ñun te su boobaa dinañ soxla ki nga xam ne moom moo ñuy taxaw. loolu nag moom moo yóbbu ci at bi nga xam ne moom moo mujjee nii ak xew-xew yu am yëpp 23 octobre 2023 ba moment bi ñu nekk nii plus de 33 000 palestiniens rey nañ leen foofu te li ci ëpp ay xale lañ ak ay jigéen. li tax ñu rey leen c'est parce que dañ leen fekk seen biir suuf jaay leen doole ëpp leen xaalis ëpp leen ñi nga xam ne moom mooy ñi leen di jàppale. te liñ ci constat biñ ciy def mooy Palestine fi mu nekk géopolitiquement parlant li ko wër ñëpp ay jullit lañ ay pays musulmans li wër Palestine yëpp mais ñooñu nga xam ne ñoo wër Palestine ñoom ñëpp itam ay arab lañ comme palestiniens ndax ci début bi wax naa ne question bi laal na diine laal na xeet mais laal na tamit politique ak yeneen aspect ñooñu leen wër muy Égypte di Arabie Saoudite di Syrie di Liban ci côté yépp ñi leen wër moment bi ñuy dóor palestiniens yi yenn pays lu mel ni Égypte wala Jordanie ñooñu ñooy teg seen frontière pour ñuy bañ a daw génn ndax mën a làkkatu au moins ñu mën a respirer tuuti
image yaa ngi sur YouTube boo leen seetaanee di ngeen ko gis. L'évolution de la question palestinienne peut continuer, comme il l'a si bien affirmé tout à l'heure, jusqu'en 2003. Qu'est-ce qu'on peut évoquer dans l'année 2003? L'année 2023, la tension ravive encore en Palestine. Pourquoi? Parce qu'on avait constaté des violences, des manifestations violemment réprimées à Jérusalem, des expulsions des familles palestiniennes au profit des colons israéliens. Le bilan des attaques est énorme. Nous avons constaté maintenant des morts arabes partout en Palestine. Donc, pour celui qui doit terminer l'exposé, M. Ndiaye, que je salue de passage, le professeur l'a si bien affirmé tout à l'heure en disant que nous avons ce qu'on appelle la sourate Al-Isra, qui est la sourate 17, dans verset 23 jusqu'à 39. L'autre nom de Isra, on peut l'appeler Bani Israël, qui signifie les enfants d'Israël. Dieu a envoyé plusieurs messages au peuple juif, notamment des commandements et des avertissements. Il a demandé à ce peuple hébreu d'adorer Dieu seul, d'être juste et d'éviter le mal. Ainsi, les conséquences de la désobéissance du peuple juif sont décrites dans la sourate Al-Isra comme une punition et des épreuves, notamment la dispersion et la souffrance. Donc, c'est à vous de juger en perspective si l'Israël maintenant doit être béni par Dieu ou si l'Israël doit être puni par Dieu. Donc, je laisse la science, mais je laisse maintenant ce qu'on appelle les spectateurs donner perspective ou poser des questions sur les évangélies de la proposition que nous allons mener.